Solo Média juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum li gën a fës si bopp xibaar yi Sénégal ba léegi amagul gouvernement ñu ngi xaar gouvernement ginnaaw bi ñu tabbee premier ministre bu bees dina ci dellu soit en tout cas député AFP bi di Mbaye Dione mu ngi woo kilifa yi ci li ñuy wax lucidité muy ànd ak sa xel ci li ngay def lu ci am solo la gouvernement bi nga xamante ni bii xëy na kii di Birame Souleye Diop mun na ci bañ a Birame Diop ngeen baal ma nekkoon ministre des forces armées mun na cee bañ a bokk sabab bi mooy dañu ko sentir ci fi nga xamante ni bii mooy boppu commission bu comité économique des états de l'Afrique de l'Ouest muy CEDEAO dinañ ci dellu soit secteur santé ak coow la fa am ak fédération syndicat de la santé F2S daal dinañuy décréter 72 heures de grève loolu dinañ ci dellu soit xibaaru sport ak yéenekaay yi mooy pàcc gu mujj gi ñuy ndax keppe xibaar yi ngeen topp ñu faram fàcc ko. salaamaaleykum assemblée nationale bu Sénégal dina dalal ñetti fan ak ñeenti fan ci weeru juin 2026 bii ñu ne fii ci Dakar juróom-ñett fukk ak juróomeelu session bu comité exécutif bu union parlementaire africaine UPA muy ndaje bu am solo boo xamante ni bii dina boole réew yi làkk kàllaamay nasaraan li ko tax a jóg mooy dooleel wàllu coopération bilatérale muy joxante loxo surtout ci réewu Afrique yi nga xam ñooy làkk kàllaamay nasaraan ndaje bu am solo boobee nag ki koy jiite mooy président assemblée nationale Ousmane Sonko ni ki itam yeneen i député yi nga xam daañu ko teewee dina am itam yeneen i réewu Afrique yoo xam ne seen i ay sénateur ñoo leen fay teewal dina am ay travaux yu am solo yoo xam ni weccuwante xel ak xalaat la ci nu ñu mën a joxante loxo ngir lépp luy dooleel vision parlementaire ci Afrique de l'Ouest wala Afrique làkk kàllaamay nasaraan gouvernement bu Sénégal la mu bëgg mooy présenter candidature am ci CEDEAO président de la République la mu jël dogal mooy Birame Diop mi nekkoon ministre bi wax lu jëm ci wàllu forces armées moom la ñu tabb ngir mu doon candidat bu Sénégal ngir jiite CEDEAO fàttaliku leen ni yooyu lay jongante ñu ngi koy jàpp ci mois de juillet bii ñu dëgmal kon Sénégal moom Birame Diop moomee la tabb xam ngeen ni nag liggéey boobu dafa am solo foog ñu teg ko ci loxo yi ñu seen xam-xam màcc ci jëm ci wàllu boobe leen ndax li Sénégal soxla wala Afrique li mu soxla ci wàllu sécurité ak wàllu bonne gouvernance ci sous-région bi Sénégal rendre hommage ki nga xamante ni bi moo di Abdoulaye Wade loolee nag ngir fàttaliku téeméeri at yi nga xamante ni bi am na ko ci wàllu boobee itam kii di Mbaye Dione moom dafa dellu soit ci fàttali ki nga xamante ni bi moo di ngeen baal ma Mbaye Diagne Sénégal moo ko rendre hommage dimanche bii ñu weesu di démb Mbaye Diagne fàttaliku leen nii démb moo nekkoon fanweer ak ñaareelu anniversaire am Mbaye Diagne mooy jàmbaaru Sénégal jooje nga xam ni ci RDC lañ ko faate woon wala ci Kigali ci njàmbaarte goo xamante ni bii wane woon na ko jéego yi nga xam ni defoon na ko ngir sauver ay bakken ba tax moom bakkanam des ci mu doon kenn koo xamante ni bii turam dafay rester toujours ci li nga xamante ni bii mooy histoire ci ay jaar-jaaram fàttaliku leen rek ki nga xamante ni moo di Mbaye Diagne capitaine Mbaye Diagne ba léegi njàmbaarte gi mu defoon foofu ci atum 1994 ñu ngi continuer di def impact ba léegi ndax ay jéego yu am solo la Simon Ndour moo ci dellu soit wala ci yeneen xibaar di ngeen dégg kàddu yi Simon Ndour ci njàmbaarte googale nga xam ni dafay nettaliwaat di rëddaat li nga xam ni mooy histoire Mbaye Diagne ci wàllu politique Sénégal ba léegi mu ngi xaar gouvernement bu bees loolu nag jaaxal na loolu waa AFP ba tax na seen njiit di Mbaye Dione woo kilifa yi jiite Sénégal ci lucidité ak responsabilité fukki fan sans gouvernement lu ko waral ci Sénégal question bi la ñu teewlu kàddu yu Mbaye Dione. mooy lu mat
une semaine a ngi ni Sénégal amul gouvernement tabb nañu premier ministre waaye amuñu gouvernement au moment où Sénégal problème yaa ngi gën a tar tabaski baa ngi nii tabaski bi ñu dund de mémoire de sénégalais gëj na fi am ci ay jafe-jafe xar yaa ngi ne gas mënul jeex parce que nit ñi mënuñ ko jënd campagne agricole baa ngi nii di ñëw am na dëkk yoo xam ne Sénégal taw na fa amaguñu jiw amuñu sax ministre de l'agriculture ba nga xam ne yaakaar nañ seen question dinañ ko jël en charge la question sanitaire est là épidémie yaa ngi xam ne ñi ngi mball ci àdduna bi ñu war a créer un cordon pour mu bañ a yegg ci Sénégal le problème des étudiants est là la situation économique est extrêmement difficile et je pense que c'est une grande urgence aujourd'hui pour que président de la République ak premier ministre bu mu fal ñu tabaxal gouvernement bu bees gouvernement boobu song priorité yi parce que en définitive loolu la ñuy xaar ci ñoom et vraiment leen de lancer un appel pour ñu xam ne sénégalais yi ñoo leen fal te yàkkamtoo lañ leen ñoom nag dañoo yàkkamtiwul yàkkamti nañ seen intérêt bopp seen xëccoo nguur waaye yàkkamtuwuñ ci askanu sénégalais yi loolu lañ bëgg véritablement ñu corriger ko. nga falu ci bannière nouvelle responsabilité gis nañu le premier ministre Amadou Ba ñu consulté ko waa nouvelle responsabilité ñu ngi leen di dégg ci gouvernement bu bees bi. man faluma ci nouvelle responsabilité. je suis élu sur la liste Jàmm ak Njariñ. Jàmm ak Njariñ c'est pas un parti c'était une coalition boo xam ne AFP def ci bokkoon. ba ñu ci génnee la AFP ber daaraam. AFP bottuwul ci kenn ak leader am li nu soxla mooy liggéey ba yàlla may ñu contrôler le maximum de collectivités territoriales 2029 ñu jël réew mi. mu nekk Mbaye Dione njiital AFP doon interpellé ñi jiite Sénégal fukki fan amuñu gouvernement jafe-jafe sénégalais yi ndox meeg taw bi waa ji ñëw ay xar yu lamb nit yu amul xaalis jafe-jafe étudiants yi ba léegi mënuñu taxawal gouvernement mel ni ku taga tembe mooy question bi mu teg moom Mbaye Dione. Pastef les patriotes daañu amal seen premier congrès ordinaire ca CICAD lay doon ca Diamniadio muy rendez-vous boo xam ne daañu présenté waat li nga xam ni moo sababoon ñu sos boobu le mouvement atum 2014 di patriotisme mu nekk ndaje bu mag boo xamante ni bi daañu fa génnewaat li nga xam ni mooy histoire ak jaar-jaaru Pastef les patriotes ci Sénégal. commune bu Ndiédiène nga xamante ni bi ñu ngi jànkuwanteeg ay jafe-jafe ndax nag li nga xam ne mooy situation bu metti bi nga xam ni bu nit tawatee pour ñu wax la évacuer daanaka dafay xaw a compliqué yenn saa yi ay accident mortel yi fay am ak yeneen mooy li tax askan wa daal di yëglu pour kilifa yi bàyyi leen xel xëy na daañu leen déglu bis bu ñu amee gouvernement Omar Diallo Diouf moo yor kàddu askan wa nañ ko déglu. parce que dund ba ñu juddoo ba léegi à chaque fois ñu ngi ñuy wax waxu tali à chaque fois ñu ngi ñuy promettre ay promesses yoo xam ne ci tali la te alors que loolu mu ngi bëgg a yàgg nguur gu ñëw def li nga xam ne ni moom mooy les mêmes promesses dañ daan dem ba ñu ne même bu nawet wàccee sax ñu commencé liggéey bi alors que loolu nekk na loo xam ne ni jaarul yoon Ndiédiène mënul avancer benn pas parce que amul tali boo xam ne fa la nit ñuy jaar bu nawet bi ñëwee kenn dootul dem oto mën a tutu fi am boo demee Kaolack pour nga ñëw dans la commune doo am benn moyen de transport bu la andi parce que oto yi nangu ci ñu fiy ñëw su loolu weesoo li nga xam ne tamit mooy wàllu santé sax da ko impacté parce que pour nga ñëw dem def évacuation pour dem Kaolack déjà c'est tout un problème ñaata nit la ñuy évacuer ñu perdre seen adduna perdre seen dund ngir yoon bi nga xam ne nii moom la ñuy jaar pour ñu mun leen évacuer au niveau de Kaolack au niveau de l'hôpital régional mais aussi loolu bu weesoo également ñaata nit ñoom ñoo bëgg a def ay investissement fii te alors que amuñu tali boo xam ne la ñu war a mun a jaar pour mun a accéder dans la commune. rang bii ñu am nii tey jii boo xoolee buñ toogee fii ak ñaari weer nawet bi commencé oto dootul dem oto dootul dikk est-ce que ñun bokkuñ ci Sénégal pourtant dañuy fay impôt comme ñëpp dañuy bokk ci ñi nga xam ne tey ñooy doxal réew mi mais état du Sénégal daf ñoo jël isolé ñu parce que fi nga xam ne nii moom la war a def tali ba léegi nii ñu ngi koy ñaxtu ay at ba léegi mënuñu am benn tali commune bu toll ni commune Ndiédiène regroupé 58 villages di def une population de plus de 41 000 habitants ba léegi mënuñu am benn mètre goudron benn. bu ñu taxawalee gouvernement yi itam xëy na ñi nekk ci santé daañu am ministre bu ñuy waxal en tout cas waa F2S décrété nañu 72 heures de grève
du ñu liggéey du ñu faste xànc ak morom ma boo demee l'hôpital yi ñi tawat ñëpp itam du ñu gis ku leen faj muy gëneen cooxe goo xam ni moom la Sénégal yi nar a jànkuwanteel Sénégal amul gouvernement Cheikh Seck mooy coordinateur F2S di syndicat bu boot gréewkat yi ñu déglu ko. gouvernement bi talaata léegi jur boobu la li nga xam ne mooy décision bi wàcce premier ministre la tombé mais ñu considéré que gouvernement état c'est une continuité et il y a des services techniques mais bi ñu waxtaanee dafa meloon ni sax waxtaan bi genre noonu tamit la waxtaan di faire l'état des lieux ci li nga xam ne moom la tënkoon ak ñoom muy accord 2022 muy accord 2023 mais aussi li nga xam ne mooy pacte de stabilité sociale bi si ñëw ñu gis ñu ci bët pour ne pas dire lépp kenn rek mais yooyu nga xam ne tey waroon na ci waxtaan jëm na ci mbirum indemnité de logement où il semblait ñoom wax ni way bu ko posé en termes de généralisation d' indemnité de logement day indi jafe-jafe parce que yeneen secteurs yi mën nañoo laaj nga ñun lu nu amoon la ñu am ñu ko doon jox ñooñu ñu ko jox mu am ñoo xam ne da leen cee teg parce que nit ñoo jël enveloppe bi ci waroon nekk ñu wàññi ko parce que 8 milliards la ñu wàññi ci 4 milliards ñun xaalis boobu moom dañuy jox ñu delloo ñaanuñu leneen demandé wu leneen parce que yeneen secteurs demandé ñu ngi koy fekk ci 2022 mais tey bu ñu toogee xaalis bu mat pour ñu fay nit ñi foofu la problème bi nekkee donc revendication bu bees contrairement à ce que les gens pensent beneen bi dem na ci mbirum recrutement yi tamit ñu d'accord ci ñoom parce que dañu tiital sax keroog bu ñu ñëwee ñu ne parce que mënuñu taxaw ne ñu dañu am déficit 18000 agents ñu ne déficit bi li ci ëpp. muy Cheikh Seck moo jiite syndicat bi di syndicat bi bootu waa santé di F2S ñoom itam ci ñetti fan yi nga xam ni décrété nañ ko ci wàllu grève gën a promouvoir li nga xam mooy agriculture biologique sabab nañu amal benn foire ñaari fan ci diwaanu Thiès waa FINAB ñoo ko amal jubluwaay bi mooy fexe ba nit ñi li ñuy lekk ñu mën koo bay mbay moo xam du am benn chimique ak yu mel noonu la bu ñu sukkandikoo ci kàddu Daouda Diop mi président wu FENAB ñu teewlu ko. bi yoon pour boole suñuy doole moo tax ñu ni foire bi ñuy organiser ren FENAB ak Agricole Afrique nañ ko bokk pour boole seeni doole seen dóor mën a dal loolu déjà pour que ñu xam ne ñun li ñu liggéey ñoo ko bokk comme que ñoo ko bokk nag war nañu bokk di yëkkateendoo di bokk fi ñuy dóorandoo mel na ni nag consommateur yaa ngi koy may xel mais surtout nguur gi état mu ngi koy may xel ndax fi ñu toll nii mën nañ wax ni nguur gi moo yokk suñu fit xam nga ñun daanaka organisation non gouvernementaux yi rek ñoo ci nag ak association yi mais tey bi ñu yëgee ni nguur gi nee na ni kat mel na ni yoon wi ngeen jaar ku leen jàppale da ngeen am sécurité alimentaire ak nutritionnelle ñun loolu daf ñu yokk fit daf ñu yokk doole am nañu yaakaar ni daal ni mbéy mu sell te mu ci ay mu ngi am ay jéego. tubaarkalla macha allah ministre conseiller déjà gëstukat la bu ñu ràññi tubaarkalla macha allah am kuréel yu bare yoo xamante ni daf ko jiite mais ñun suñuy jéego yu ñu jëkk ci moom la ñu àndoon ak moom ba yàlla def tey mu jege président de la république ñun am nañu yaakaar ni suñu message incha allah rabbi dana àgg. mu nekk kaddu yu bàyyeekoo ci Daouda Diop mooy président FENAB muy ñi yëngut ci wàllu agriculture bu amul benn chimique ak yu mel noonu maanaam biologique. opération retour des pèlerins sénégalais commencé na ni ki démb ci dimanche bi la vol bu njëkk retour bi daal di wàcc ci AIBD muy li nga xamante ni bi moo ngi nekk ci suufu saytu ko Air Sénégal International. benn fan ci weeru juin bi ay éthiopiens yu bëri dem nañu voté ji ngir fal député yi leen di teewal ci assemblée nationale fàttaliku leen ni lu toll ci 50 millions d'électeurs ñoom la ñu woo ngir ñu voté ji ngir tànn 547 membres yi nekk ci chambre représentant yi nga xam ñoo nekk foofee ca réew ma di Éthiopie waaye nag am na ay gox yoo xam ni élection yi taxul mu yomb fa lool ndax ay xeexoo ci diggante xeet yoo xam ni amoon na fa. fukki simili ak juróom moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu ngeen di tàttagal xibaaru suba gi ci kàllaame ko ci Barma yéen ngi ànd ak Solo Média. Espoir ñu ànd ceeg Lamine Senghor Lamine salaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Mansour. ayca ma bàyyi la nga doxal. ñu door ko ak wàllum football ak match bi nga xamante ne Pape Thiaw joué na ko ni ki démb ak ndawam di équipe nationale bu Sénégal foofee ca Amérique la ñu ko daal di jongante ca Caroline du Nord Sénégal États-Unis défaite lañ ca daal di am ñett bal ci ñaar lañ ñu États-Unis daal di daan match bu metti la woon match bu neex it ci li nga xam moom moo jëm ci contenu bi match boo xamante ne États-Unis moo ñu gagné ñetti bal ci ñaar. ah bon.
waaw ñooñu ñoom mën nañoo football kon. waaw mën nañu de jéem nañu démb. jéem nañu ok. waaw démb moom jéem nañu moom. ok daan nañu. Pape Thiaw nee na États-Unis ñoom ñoo ñu mënoon ci lépp ndax ci lu jëm ci football bi daanaka Sénégal équipe la boo xamante ne day football États-Unis da kaa xañ bal bi démb Pape Thiaw nee na physiquement États-Unis ñoom ils sont très forts te dañoo pressé li nga xam ne moom mooy gaynde yi ci kaw te loolu indi woon na leen ay problème Pape Thiaw nee na plan de jeu bu États-Unis moom moo gën a dox plan de jeu bu Sénégal donte dañoo def turnover maanaam jéem a daal di jël ñi nga xam ne ñoom ñoo dul jouer daanaka teg leen ci li nga xam ne mooy terrain bi waaye nag démb gis nañu Bara Sapoko Ndiaye ndaw boobu def na jéego bu am solo ni ki démb ci li nga xam ne mooy match ba mu daal di def waaye li wér ba woon mooy kon bii moo nekkoon njëkkeelu jongante xaritoo Sénégal laataa ñuy dem ci li nga xam ne mooy coupe du monde bi am na beneen jongante xaritoo bu des juróom-ñeenti fan ci weeru sulet lay doon Sénégal ak Arabie Saoudite ñoom ñooy jongante kon foofee ba léegi ca Amérique laata fukki fan ak benn ci weeru sulet bi ñuy dugg ci coupe du monde 2026 bi war caa jongante ak France. ci wàllum xibaar ba léegi ñeel wàllum tàggat yaram jàppale ne kon équipe nationale bu Sénégal boobu la ñuy desandi ndax ci kanam tuuti fii la ak minuit faw Pape Thiaw yóbbu liste bi nga xamante ne nag moom mooy représenté Sénégal ci coupe du monde bi xam ngeen ne bi muy publier liste bi fii ci Sénégal dafa yóbbu woon ñaar fukk ak juróom-ñett muy 28 joueurs alors que liste coupe du monde bi FIFA dafa exiger 26 joueurs kon Pape Thiaw ci groupe bi nga xamante ne moo nekk jamono ji ca Amérique dina ca génnee ñaar. loolu nag au plus tard tey minuit la koy daal di def bu ko defee ñu xam dëggantaan kan ak kan ñooy dem ci coupe du monde gi sol maillot bu Sénégal kan mooy génn ci groupe ba xëy na kan mooy daal cay dugaat dinañ ci am danañ ko toppal lépp loo xamante ne xibaar la ñu leeral leen ko ci suñu yeneen jotaay yi. championnat bu Sénégal Ligue 1 ak Ligue 2 dinañ ko jongante ayu bés bi ñu nekk alxamis lay doon mujjanteelug match bi. li nga xamante ne moom nag kon programme bi kon nii lay daal di tëddee ñu fàttali Teungueth FC ci li nga xamante moom moo jëm ci championnat bu Sénégal jamono ji moo nekk ci boppu raw gàddu gi laata nag dernière journée bi ñuy daal di jongante kon alxamis bi ñu dégmal match yu am solo lay doon diggante Génération Foot ak AJEL bu Rufisque jamono jooju Teungueth FC moom Guédiawaye lay daal di jongante ca wet ba kon loolu alxamis lay doon yeneen jongante yëpp kon alxamis dañ koy daal di jongante bu juróomi waxtu jotee Ligue 2 bu Sénégal it naka noonu dañ ko jongante kon ci li nga xamante moom mooy àllarba bi ñu dégmal match yëpp lañ koy daal di laale jàpp leen ne fi mu ne nii équipe bu Njàmbur ak Guelwaar Jàmbaar ñoom ñooy xëccoo li nga xamante ne moom mooy jëm ci titre bu champion bu Ligue 2 laata ñuy xool kan mooy yéeg ñëw première division ak kan la ñu daal di relégué national 1 rajo Mansour di moo fi nekkoon ci xibaar ñeel wàllum tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Al Amine Senghor ñu continuer ak suñu mbokk téléspectateurs yi ci li nga xam ni mooy li yéenekaay yi xëyee tey jii dañu koy doore ci Solo Quotidien muy dellu soit ci laxuk Serigne Cheikh Saliou Mbacké yéenekaay bi di wax ni borom xel comme dem na jàmbaar ji borom vision doon taxawaay bu am solo ci wàllu éducation orientation ak itam jàngal nit ñi lu dem ci wàllu développement. yéenekaay bii di Sud Quotidien la ñuy daal di ñëw moom la mu wax mooy présidence bu commission de la CEDEAO général Birame Diop mooy candidat bu Sénégal mu ni décision la boo xam ni président de la République moo ko jël ngir kat moom président Bassirou Diomaye Faye di waajal sommet bi nga xam ni chef d'État yi ñoo koy amal ci weeru juillet bii ñu dëgmal mu tànn na kii di Birame Diop ngir mu doon candidat bu Sénégal loolu moo ne ci Sud Quotidien yéenekaay bi di La Tribune moom la mu wax mooy crise ak dette yi nga xam ni moom la Sénégal am mu ngi des di gën a metti ci saa su ne jamono ji nga xam ni réew mi dafa mel ni lu tagga témbe bari lool ay jafe-jafe ci wàllu koom-koom taxawal gouvernement doon lu ñu të yéenekaay yu des médias bi dellu soit ci ñu am gouvernement national bu Pastef bokkul samp na ci ay laaj yu bëri yu soxla ay réponses yéenekaay bi dellu soit na ci groupe parlementaire bu Pastef ak la ñu jugé ci wàllu doxalin foofee ci assemblée nationale yéenekaay bi di l'info moom la mu xëy bind moo di ni bis bi nga xamante ni bi dañu ko jagleel aye lépp loo xam ni cigarette la ak tux yéenekaay bi ni